30 ci télévision Futur Média mbokki bisimila ci xibaaru timis yi li ci gën a fës bokk na ci football katu Sénégal ba woon di Pape Bouba Diop tey jii delloo nañu ko njukkal hommage de la nation ne woon ca doore woon fa nga xam ne fa la am ni wàcc di ca aéroport international Blaise Diagne ca ndaje moom sax njiitu réew mi Macky Sall fa la xamle maanaam titre bu ñu ko takkal moom Pape Bouba Diop di titre posthume ngir gën koo sargal lu aju ci stade ba ñuy tabax ca Diamniadio musée ba tuddee nañu ko Pape Bouba Diop dogal la boobu njiitu réew mi Macky Sall moo ko jël tey jii ci xew-xew yi ñu doon amal fële ci aéroport Blaise Diagne ngir kon sargal fa Pape Bouba Diop yor gi tàngoon jër fi nga xamante ne moo di ca Caaroy Géej li ko sabab moo di mool ya ñoom ñoo wàccoon ca mbedd ya àndoon ak askan wi doon manifester nee nañu it gréew ñetti fan kon dogal nañu ko ñoom mool ya ca Caaroy Géej bëgg nañu lu aju ci seen i tawat ñu daat ci wut saafara yeneen mool yu wane seen bopp mooy mool ya ca diwaanu Jiwaalo ñoom it àjjumay tey ji xëy nañu gréew ñetti fan boo xam ne la ñu ci jublu mooy jébaane licence de pêche yi ñu ne état bu Sénégal da ko jox ay bateau yu fekk baax bitim réew ba tax ñoom mënatuñoo am jën ci géej gi taal nañuy pën a wane seen bopp ñaxtu nañu lu rëy ci mbeddi Jiwaalo yi campagne bi jëm ci njënd ak njaayum gerte gi Sonacos nekk ba léegi ci tiitange sabab li moo di li muy séentu ci gerte ba campagne bi tàmbalee ak léegi amagu ko loolee tax na kon directeur général bu Sonacos di Modou Diagne Fada indi ci ay kàdduy leeral campagne beeg fa ñu ci toll liñ ci amagum ak li ñuy séentu des na ko déglu ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi bu ngeen taaxirloo ñu àndandoo faram fàcce ko. gaynde ga woon di Pape Bouba Diop ñibbisi na ci Sénégal ginnaaw bi muy faatoo keroog ci ñeent fukki atam ak ñaar faatoo ca France ab ndiwum yegsi na tey jii kon ci tisbaar gi ci Sénégal ca aéroport Blaise Diagne fa la wàcc ñu delloo ko fa njukkal nag njukkal la doonoon ci teewaay njiitu réew mi Macky Sall yëkkati fa ay kàddu xam ne kon moom gaynde gi dinañu ko yëkkati ba mu yegg ci titre posthume lu aju it ci témoignage jëm ci xarit ak soppeek am di jàmm ya fa woon bari woon na lool ca moom mi leen daje Pape Fara ñi ngi misandoy Youssou Baro tiis ak naqar bu métti la ñu nemmeeku woon fii ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass ci kanamu njabootam famille football ak ñëpp njiitu réew mi daal di koy décorer ba pare daal di koy sargal moom mi di Pape Bouba Diop. Et pour honorer ta mémoire, j'ai décidé de vous élever à titre posthume à la dignité de grand officier dans l'ordre national du Lion et également d'offrir ton nom au musée du football qui sera érigé très prochainement au stade du Sénégal à Diamniadio. témoignage bu am solo la xaritam yi def ñoom El Hadj Diouf dend ak Henri Camara nee nañ daal Pape Bouba Diop bokkoon na ko gën a jàmbaare ci seen génération boobu. Avec son but inscrit contre la France à Séoul et la victoire de notre équipe dans la foulée, il a rendu à tous les Sénégalais, tous les Africains leur dignité de sportifs et leur fierté de champions. Mon Gaïndé, repose en paix, va le cœur tranquille car nous perpétuerons ta mémoire. Nous prendrons soin des siens et transmettrons tes valeurs aux générations actuelles et futures de notre sélection nationale. Puis c'est une année. njabootam ak njabootu football ñoom tamit daan nañ def témoignage bu am solo rawatina ki nga xam ne moo nekk président fédération sénégalaise bu football. Je dirais simplement que tu incarnais sur le terrain, à toi seul, les symboles de notre nation. Dans un même match, tu étais tantôt un baobab incontournable et ñu ngi koy ñaanal Pape yaa ngi dem waaye say wayjur ñaanal nan la say xarit ñaanal nan la sa soxna ak say doom ñu ngi fii toog. ñu décoré ko ordre national du Lion njiitu réew mi def lu nu mel ci kanamu njabootu footballam ci kanamu njabootu boppam naka noonu ñëpp ñoo xam ne dañoo bëgg lii di wàllu tàggat yaram Pape Bouba Diop ñu fas yéene koo denc samedi bii fële ca sëggu julli yi nekk ca Tëngéej muy. ci kilifa yi teewoon ca ndaje ma ngir doon ko sargal doon ko delloo njukkal lu mujj moom Pape Bouba Diop ràññee nañu ci Youssou Ndour andi kàddu yu seede jëmee ci Pape Bouba Diop jëm ci li mu xam ci moom mu di woyof ak njàmbaxte gu ko xamal témoignage yi Youssou Ndour ñu déglu ko ci micro Pape Fara Ñinga. Bouba fu mu yóbbu Sénégal
ñun Sénégalais yi sax xamuñu ko da ngay dem ba bitim réew nga soog ko xam dëgg bés bu triste la bés boo xamee ne que daf ñuy plongé waat ci lépp li nga xamee ne que moom mooy li munu defal moom nag li ma gën a jàpp ci wax ji tey mooy en exemple loolu président wax musée du football nga xam ne turam lay doon loolu lu rëy la lu am solo la dina tax ay nit di jóge fépp ci àdduna bi di ñëw. fa mu fekk baax moom Pape Bouba Diop da ci diwaanu Tëngéej quartier HLM tey jii dañoo xëy sol lu weex kon ngir teeroo ko néew bi waaye it ngir sargale ko njukkeel lu mujj fàttali it ne fa nga xam ne fa la fekk baax di quartier HLM ci diwaanu Tëngéej ba ñu koy julli imam bi sàkku na ngir néew bi ñu teg ko ca buntu jàkka ja ab diir li tax leeral na ko moo di jàkkale jot la ko tabax loxo Pape Bouba Diop génnu ci naka noonu yu bari ci dëkk ba jot na faa dugal loxo moom Pape Bouba Diop ngir jàppale ci askan wi Habib Faye reportage. dund nañ lu bari macha allah man dama naan comme bu yàlla doon wax ne ñun jaamu yàlla ñooy tànn quoi man damay tànn ne wàlliwu la du question frère wala mbokk quoi mais li ñu dund moom mën naa ne man am naa si moom yaakaar bu baax. buum la jël waaye fii nga xam ne mooy HLM fii la dawale fasu ki tax bi mu amee ñaari góor kenn jëppiwu ko moo tax suba ñëpp am yéene suba fii ñëpp lu weex. kon na tey it soo amee naxar ñëpp di la ko jooy la te barkalla léppay oyof. wax Jimbeng moom ñoo bokkandoon nekk Mbuur fële Sali nee na buy dem juma ne daf koy woo ni ko kaa ñu ànd parce que nee na am na kersa moom kenn mu ànd nit ñi di ko gis naan Pape Bouba mu mel ni kon moom dafa am muy nuru ci loolu ba day ut ko ku mu àndal pour mën a pour mu accompagner ko ñu dem juma. Pape Bouba Diop ci jàkka ji lañ ko fas yéene indi laata ñu koy jullee ca terrain basket bu HLM imaam yi. indi na ci baatu seede. jumaa ji mu ngi nii ku fi ñëw wax dëgg yàlla alors c'est sa seede ci jàkk ji ni mu mel moo di dégg seen jàkk ji macha allah alors jàkk ji du commencé mere mukk moo tax ñu ngi wax na sax da nga ñu ngi koy war a julee fële ca terrain ba mais jaadu na woon da nga jàkk ji fii ñu tëral ko da nga devant jàkk ji alors da nga ñu julee ko fi. jàkka ji nekk suñu ginnaaw moom waaye dawlu bi dugal na ci loxoom ba jàkka ji yëg ko bu baax. waral na itam waaye takku der yi ñoom ci seen bopp ñi ngi fii toog ngir gën a mën a aar waaye dawlu gi nga xamante ni tey bu ñëwee fii la fas yéene fanaan incha allah ba tax na ëllëg dinañ ko jébbal boromam ca sëg yu nekk ci diwaanu Dangu fii ci biir Tëngéej. mi ngi noonu loolee la ñu mënoon a wax ci Pape Bouba Diop di footballkatu Sénégal ba woon génne woon àdduna ci diwaanu France ci ñeent fukki atam ak ñaar tey ji la ab néewam yegg si fii ci Sénégal ba ñu jébbal ko boromam ak njukkeel li nga xamante ne ji kon ameel nañu ko mu di njukkeel lu njëkk lool jox nañu ko des na ci dellusiwaat nu mu gën a yaatoo ci moom i mbir ci suñu yeneen jotaayu xibaar ci télévision Futur Média. leneen ci xibaaru timis yi bokk na ci ñaxtu yoo xam ne mool ya ci diwaanu Jiwalo xëyee nañ ko tey ji ci àjjuma ji wàccoon ca mbedd ya taal fay pëna booleek doxum ñaxtu bu métti la leen métti ba tax ñu ko doon jébaane mooy daal li ñu ne état bi dafa jël géej gi jaay ko waa bitim réew ay bateaux étrangers yu ñu jox kon ay accord de pêche ngir ñuy napp jëni réew mi ba ñoom mool yi réew mi amatuñu jën loolee lañ doon jébaane taxoon ñu wàccoon ci mbedd yi Abdourahmane Diallo. dañoo grève nag dañoo am lu ñu naqari muy état bi jaay suñu géej gi ay licence de pêche yu mu signé te arrangé wuñu surtout maag jënu kaw ndox bi yaboy bi lu mel ni yaboy lu mel ni sompaat lu mel ni jay lu mel ni eau mu signé ko ay bateau ay contrat de pêche ñu ñëw di napp suñu géej te ba ñun amatuñu napp fi mu nekk amatuñu liggéey fi mu nekk nii 72 heures lañ jël 3 jours lañ jël bu nekkee itam liñ bëgg amuñu ko mën nañu ko ne ba 1 mois lim ñu jural mooy ñàkkum jën parce que fi mu nekk nii benn gaal dematul géej mool yaa ngi tëmb te amuñu dara mool yaa ngi tëmb di mbaali te amuñu dara dañuy dem di ñëw noonu rek essence yi dañu lebal ba borom station yi ñoo gën a am problème sax comme mool yi mareyeurs yi seen glace yaa ngi yàqu amatuñu tam luñ liggéey ñun mool yi suñu matériel yaa ngi yàqu mesure cher nañu wàllu mbaal cher nañu amatuñu ay bant yu ñu daajee gaal tamit fi mu nekk nii boo xoolee kër yi dépense sax fi mu nekk daf ñuy të amuñu si benn ndimbal bu jógee si état bu ñëw si mool yi pour jàppale leen il faut président taxaw jàkkaarloog pêcheurs yi wax ak ñoom li nekk dëgg ñu xam ne moom mii tey moom moo ñu wax lii moo def lii mais bu waxee ne yaboy bi dañ ko jaay bateau yi te pare ëlbité ko waat ren encore ñëwaat jëlaat jën bi di ko jaayaat bateau yi encore loolu daf ñuy jaaxal ñun trop jaay ji mu jaay géej gi ba ñun mool yi mënatuñoo nappi ba am jën moo doon lu ñu métti bu arrêté licence de pêche yi ñu dem liggéey bu continuer licence de pêche yi am nañ beneen plan bu ñu mën a teg encore bu dul bii ñoom nangu ñoom autorisation mars déposé nañ ko bu yàgg mais nanguñu ko mais dañ ko téye ku mën a féetu say 10 ans say njaboot di ay pêcheur am njëriñ si dëkk bi am problème bu ko dox ñaxtu ko nit ñi xam ko nga aaye leen ko teguñu ko fenn
ak mooli jiwaalo yi xëy woon tey jii doxub xultu doon indi ci micro Abdourahmane Diallo li leen metti ba tax ñu ko doon xultu ci mbeddi jiwaalo yi yeneen mool yu xëy wane seen bopp mooy mool yi ci diwaanu Thiaroye Géej ci ñoom it xëy nañu kon wane seen bopp boole ca kit géréw ñetti fan boo xam ne tàmbali nañu ko nee nañu li fekk saafara amul ci seen i tawat duñ dellu gannaaw ci ñaxtu yi ñu nekk yaa bi fay Modou Diop. doxu ñaxtu lañu amalaat ñoom ñii di nappkat yi nekk fii ci diwaanu Thiaroye-sur-Mer mer ba futt lañu def gannaaw ba ñu nee sax dañu bëggoon def lii ca place de l'Obélisque ñu aaye leen ko ñoom ñu doxee tefes ñëw ci seen biir dëkk bi loola yëpp lu ko war ñu ne utu ñëpp xëy waaye itam nañuy salfaañee biir géej metti na leen lool. taxoon ñu demandé marche mais marche ñu pour yàq marche ñu pour jaxase réew mi marche ñu pour def dara. yëg ne secteur bi dafa am ay jafe-jafe ngir ñu mën a gaaw ut ay saafara yoon wi nga xam ne ñoom moom lañu jël xëy na yaakaar ne bu ñu fa jaaree pes bi dana saafarawu di yoonu politique loolu nekkul yoon wi nga xam ne nii moom moo mën a saafara jàngoroy nappa gi. jafe-jafe yi bëri na lool bokk na ci bateau ya nga xamante ne ñu ngi biir géej gis ay bant yu ñuy yattee seeni gaal sax tëna leen. bokk na si machine yu seer bokk na si mbaal yu seer. bokk 3,600,000. balu mbaal mu ngi jar 360 et quelques mille. yooyu yëpp dafa seer si réew mi bant moom mënatuñu kaa gis sax pour defar sunu gaal yi. ci kaw loolu ñoom nappkat yi nekk ci biir UNAPAS di kuréel gi ngànk nappkat yi nekk fii ci mim réew ñoom ñi la ñuy sàkku ci njiitum réew mi rek moo di mu gestu leen waaye itam mu sàmmal leen seen alal. def na nag grève 72 heures à l'heure actuelle Sénégal amul benn gaal boo xam ne ni dem na géej Sénégal gépp dañu toog démb lañ ko commencé ak tey. waaye ñu ne lii bu dakkul lu raw immigration clandestine dina am fii ci mim réew. waxuma la immigration bu sax dàkk dinañ ko gis mais insécurité sax dina am si réew mi ndax jeunes yi dafa am lu leen war a mën a tax a toog si réew mi te loolu moom la nar a saaxee yóbbu ko. nappkati caaro yi tey dañu yeewoo génnee dëkk bi yëpp takki morso yu xonk ñoom ñoo ñëpp di ñaawlu anam ba nga xamante ni te ñoo ngi ko yoree biir géej jiñ nañ tamit baaraamu tuuma ki nga xam ne moo di jëwriñ ki ñu dénk wàllum napp gi te it ñoom bu ñu sañoon seen alal des nañ koy gën a mën a sàmm ngir napp gi nekkat fa mu newoon démb. wutali diwaanu Kaolack ak Descos ak ay kër yoo xam ne daaneel na ko fa kër yee ña nga ci la wër aérodrome bu kawoon mu di lu jur jaaxle ak mbetteel ci askan wi nga xamante ne ñoom la ñu daaneel seeni kër ñu baree bari nag ci ñaxtu ak xol bu jeex la ñu toogoonee doon ko seetaan démb rek borom kër yooyee nga xamante ne ji ñoo ngi doon sàkku ñu daal leen di taxawu ngir wutal leen meneen pexe mu di lool gouverneur ba ñu ko doon joytu indi leen ci ay tontu Ibrahima Diame Fally Gueye. ay caterpillar di rajaxe kër yi féetoo ci penku aérodrome bu kawoon mu mel ni kon waa Descos kafuñ ci woon réewuñ ci woon daal dinañ exécuter sans délai seeni menaces jamono jooju nag borom kër yi nga xamante ni seen yaakaar tas na tàmbali kon di dajaloo ci benn coin ci quartier bi ngir yuuxu. donc ñu lance appel nag monsieur le président de la république maître Macky Sall donc li xew fii nii lu fi am rek xamal ni préfet ak gouverneur ñoom la parce que am nañ yaakaar kenn léew yëgoo ko parce que mënoo xanaa ay xar sax boo leen génnee sax dañu wutal fu ñu dem. ñu incité nag ne seen terrain yi la ci yoon bu leer lañ ko amee. mooy mënuñoo am acte administratif bu ñu mairie jox nga dem cadastre ñu defal la plan délimitation. numéro te kër gi. mu am numéro nga fay frais de bornage nga fay enregistrement. dëkk fi pendant 20 ans. loolu wax bu yàqu la rek. démolition kër yi nag mu ngi am ci teewaayu kii di gouverneur bu Kaolack ànd ak préfet moom gouverneur di Alioune Badara Mbengue di xamle ne nag joxoon nañ leen sommation bu yàgg te bërëb yi état moo ko moom. depuis mois de juin bi ma ñëwee def visite bi ñu lancé travaux yi laa waxoon préfet na ko na créer commission bu nga xam ne dafay recenser. ñi tax ci aéroport bi te bu ñu fi jógul duñ mën a yokk aéroport bi loolu def na ko waxtaan na ak ñoom ñëw na fi plusieurs fois ànd ak commission bi. nag ba léegi nag ba travaux yu toll fii ngeen gis nii mënatuñ toog di xaar moo tax barki dem ma ñëw fi nag ne leen li jot na. ndax nag daañu leen jox ndàmpaay lii la ci gouverneur tontu. ku nekk xam na yërmande bu président de la république am bu nga xam ne nii ñëpp ngay dimbale ñu mel nii aussi du leen bàyyi loolu na ci xel yi dal mais nag. aussi nañ nangu rek ñu jógee fii. dispositif bu am solo nag ci wàllu kaaraange ay gendarme yore seen gànnaay la ñu daal di samp ci bërëb yi.
diwaanu Mbirkilaan borom nag ya foofee mer nañu lool li leen merloo moo di seen jur gay faatu te nee nañu borom camion yi ñoo leen di faat daanaka lu mat ñaar fukki nag seeni borom ñàkk nañ leen ndax i camion ñoo leen fël léegi nag ñi ngi dànkaaf borom camion yooyu ci ñuy def ndànk ci kaw tali bi waaye it bëgg ñu defal leen ay passerelle di yoon yoo xamante ne ji nag yi bu ñu bëggee jéggi nañ fa mën a jaar ndax li ñuy yàqule bari na lool ñu ànd ceeg Omar Ndiaye Boubacar Fall boobu. ëpp nañu téeméeri nag bi ñuy jéggi route nationale numéro 1 bi doon naan li ca mbalka mi den ak daral bu mag bi nekk ci Mbirkilaan ci la nag benn camion benn bu yeboon suuf ñëw reñaan leen rey ci lu tolloog ñaar fukki nag ci ñaar fukki nag yooyu sax jotoon na am juróom-ñeent yoo xam ne jotoon nañoo ëmb ba 10. benn wolof sax bu yore sareet moo ma wax ne ba mu seenee camion bi mu ngi ñëw nee na camion bi il faut dina laal na yi mënu ñàkk a laal na yi noonu la duggee ci biir na yi ñaari téeméeri nag la ak juróom-ñett fukk ak gétt bi yëpp noonu toll mu ngi am ñetti sàmm yi seen bopp dañuy doo bay nay yi oto bi dafa dugg ci biir nay yi ba génni nay yi oto camion yi tëbba suuf benn tëbba suuf yi oto bu dugg ci gétt rëy ci ñaar fukki nag ak nangam loolu ñun xamuñu ko ak dëgg yàlla kii moom mënoon a rey ay nit. yéen nag yi nga xam ne dañoo jot a damm dañ leen a mujj jébbal boucher yi ñu jekkali leen éleveurs yi nag maire bu fottu jamono ji ak mu ne mu dal leen te du mujj fenn. chaque jour bu am fi li ki wax chaque jour bu am fi rey nañ fi daaw juróom-ñeenti nag daaw jég reewaat rey nañ fi fukki nag ak ñeent tey ñaar fukki nag ak quelque est-ce que borom bi yooyu moom fu ñuy dundet ci àdduna tali bi la ñu war a def duudaan wala fu kam ne fu def toll na fooraay jéye dina fi am man de wax naa ko si yàlla su fekkoon borom oto bi li may wax bu dee président bi am na fi ministère élevage bu mu teg fi ministère élevage na mu def jéegam bu dee defu si jéegam mu dindi ko mu def keneen kuy def jéeg ñun ministère élevage mosuñu jëriñ nag yi dara mel na ne éleveurs yi moom amuñu ku leen jàppale ci àddina bi ci bëgg daal nañu jël motokaay bu ñu jëlul motokaay bàkkaar dina mos a rot fii dinaa mos a fi feer nag nit kooku reyante bo mbir mi nag bi mu amee la gendarmerie ñëw ci boobule barab daal di def constat jël chauffeuru camion bi yóbbu ko brigade ngir woyal ab enquête am. waxtaanee coronavirus bi di mbas mi ak tolluwaay gi ci réew mi seetlu gi mooy nemmeeku nañu ne cas Covid 19 yi dañuy gën di yokk googee nag li ko waral bokk na ci askan wekk ni ñuy sàggane mesure barrières yi lu ci mel ni takku masque yi seetlu gi mooy donte sax alkaati yi ñoo ngi def seen kéemtalaay kàttan guddeeg bëccëg ngir di sàkku ci nit ñi ñu wàccoo ak solo masque googee seetlu gi moo di fu ci mel ni fii ci Ndakaaru jafe na nga gis nit ñu wàccoo ak ñoom li koy firndeel mooy reportage bi nga xam ne Maymuna Ba ak Jaafara Ba defal nañu ko. mooy nii. dara mu mel ni du moom dong ndax kat boo xoolee ci mbedd yi ba ci sax ci béréb yi nga xam ni ñu bari dañ fiy dajaloo ba ci sax oto yi néew na ñuy takk seen masque lii nag yéeme na lool ci jamono bi nga xam ni limu ñi am coronavirus mi ngi gën di yokku moo ne de police mi ngi ci tali bi di ko saytu. il faut man tamit su ma gisee samay mbokk ñu xam ne loolu il faut mu wax leen ne ku amul masque na fexe mu jënd masque xam nga bu leen demee fale da lay jàpp. te buñ la jàppee ne da ngay fay kenn xamul kon xaalis boobu nag xañ na si yokkee ko booy defee 100 francs nga jënd moo gën. bu ñu jógee fii ñu doxantu dem Tilène fii naam am na ñoo xam ni ñi ngi takk seen masque wante ñi ca des ba léegi yëguñu lu bari. sama mbokk bawal dama ne ma gaa yaa nga fee ana sa masque man dama hésité woon sax de après ci la arriéraat quoi ma daan ne ko amul problème man sama masque mi ngi sama saag bi man damay doog a xëy si. kilifa gi moom it di wuti lay. dama ko fàtte sama oto waaw. malheureusement nag man dama ko fàtte nag dama koy takk. dama ko fàtte. il paraît ñu ngi taxaw fii les policiers pour di ramasser ay ñi nga xam ne takkuñu masque quoi waaw. li ñu seetlu rek mooy dogal yi ñu jël ngir xeex fi mbas mi naam ñi ngi koy def wante nit ñi ñu bari toppuñu ko xanaa kay ñu gën koo yokku bu fekkee mën naa ne. foofee la ñuy yem mbokk yi ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média amoon mbégte àndoon ci ak yéen xibaar yi dina dellu si waat 20h ci nasaraan lay doon ak Cheikh Tidiane Diawo ci kanam tuuti da ngeen ànd ak soxna Aram Touré ci soir d'info ci télévision Futur Média soxna Aram ñu delloo la kàddu gi. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye.